asalaamaaleykum mbokk yi ñu suivre saa su nekk sur la BP Actu ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal comme ni ngeen ko gisee nag tey suñu papa Mame Mactar Gueye moom moo ñu dalal ñu fas yéene yaatal ak moom ci li nga xamante ni moom moo di actualité yi te ku xam Mame Mactar Gueye xam ko ci xeex ñaawteef yi nekk ci réewum Sénégal donc dañoo daal di ñëw rek ngir waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom moo fi xew bari na nag mais dañ koy daal di tënk rek ci ni mu gën a gaawee ndax gëm naa ne rang bi dafa xaw a seere tey papa ziar naa la. waa kay ñu ngi leen di delloo ziar di leen maslu coono te di jiital ci nuyoo bi mboolem téléspectateur BP Actu te di ñaan suñu borom laaj ak tontu yi ñu fas yéene seq micro ak yéen mu mën ñoo jëriñ ñun ñi ci plateau bi jëriñ tam ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan incha allah. dañuy daal di dem droit au but rek comme ni ma la ko waxee comme que nit ñi dañ fay nekk gis nañu nag jamono ji xew-xew yu bari na te li ci ëpp mooy li ngeen di xeex rek lu ci mel ni wàllum homosexualité lu ci mel ni wàllum lesbienne rawatina li nga xamante ni moom moo di wàllum drogue ndax gis nañ ni jeunesse bi léegi dañoo pervertir totalement ci li nga xamante ni moom moo di ñaawteef yi bu njëkk ba mag ñi dong lañ ci daan dégg mais jamono ji gone yi ñoo ngi ciy commencé dugg bu ñu demee ba dégg ni ay ndaw yu bari dañoo regroupé wu ci benn appartement di def ñaawteef yooyu ba pare di mbubboo turu daayra ba ñu dikkee ci lañ leen fekk ci anam yoo xamante ni doy na waax ñenn ci ñoom sax dañ doon takkante foofu sëy ci wàllum homosexualité bi ba tey gis nañ ni grande mosquée de Dakar ñaari magum jëmm lañ fa fekk ñu doon sekk xeetu ñaawteef yooyu. waaw xam nga dafa am lu tubaab di wax la culture de l'impunité maanaam ngay sàggane ñaawteef ka ko def dara fekk ko ci bu ëllëgee keneen koo xam ne mook ka ko jiitu ñoo bokk wird day naan ma kumba defoon na ko dara fekk ko ci ma demba defoon na ko dara kon nag lu tey ma def ko loolu mooy impunité ndax boo ko seetloo yëf yaa ngay avancé di gën di law di gën di garaaw ndax mbaaw presque 10 homosexuels la en 2009 ñoom lañ fa jàppoon ñu doon takk sëy waxuma la ci ay néega ko yooyu waaye ci diggu mbedd tamakat yeeg taaxuraankat yeeg ambiance takkarnaase waaye ay fan yu néew rek ñu ne bàyyi nañ leen impunité boobu mooy jur mariage homosexuel bu 25 décembre 2015 fii ci Kaolack guddi gu tedd gu day ni guddi gi ñuy màggale juddu ngën ji mbindeef foofu tamit ñu toog ay fan yu néew ñu ne libéré nañ leen loolu tooñ la provocation la impunité boobu nag mu daal di monter grade parce que bi yoon dootul 9 comme à Mbao wala 11 comme Kaolack fii 25 la boo ci boolee seen bàjjen bu góor bu ñàkk jom boobule muy 26 ndax moom moo leen dugal ci musiba yi di leen jox ay préservatif ak ay lubrifiant te waroon di leen yadd ak di leen jàjj mu dem di leen dugal ak di leen encourager di leen suuxat ci musiba bi police nga koy wër te xam naa moom boo demee teg nañ ko loxo wala bokk ci ay fan yu néew dinañ ko teg loxo alors bu ñu ko sàgganee nag comme que yëf yi nombre bi day yokk ñoom dinañu xëy rek bâche mbedd mi ne dañuy organiser tànn beru góor jigéen wala bokk gàmmu góor jigéen. alors léegi yamatuñu ci takk yi sëy waaye dañuy def tooñ bu jéggi dayoo fekk nit ñi. place ba nga xam ne jaamukaay yàlla la di grande mosquée di fa def seen yu ñaaw alors loolu yëpp nag li ko waral mooy fit wi leen récépissé yi leen état bi jox ndax état mënuloo ne am nañu article 319 code pénal bi xaraamal mbirum borom ñaari tur yi te bu ko état xaraamalee fu wér la ko teg ndax xam nga dëkk boo dem muy Chine Burkina Faso Allemagne Sénégal ak France législateurs yi bu ñu nas loi yi organiser la vie communautaire loi yi du jóge ci asamaan rek daanu seen loxo dañuy sukkandiku ci la nga xam ne yéen les professionnels de la communication moom ngeen tuddee la réalité socioculturelle ci lay sukkandiku nag daal di nas loi yi alors loolu waral France ñoom ci seen réalité sociale la ñu sukkandiku ba le code civil français renforcé par la loi Pasqua de 1993 dafa xaraamal nga takk lu ëpp benn jabar maanaam polygamie dañ ko xaraamal lu leen waaye wax nag tooñ leen parce que ils sont chez eux
il se fonde sur les réalités socioculturelles ñun itam Sénégal suñu législateur bi itam dafa sukkandiku ci suñu réalité socioculturelle mu di lan gëm-gëm yi fi ne ay gëm-gëm la yoo xam ne ci diine ji lañ ko jële boo xoolee ñaari religion révélée yi l'islam di diine bi fi gën a yaatu suñu borom yëkkati na fukk ak juróom-ñetti fatwa di rëbb borom ñaari tur suratul anfal suratul uhud suratul tawba suratul anbiya yi di démontrer ne que lii mooy xeetu bakkaar bi gën a yées ci bakkaar yi nga dem ci suñu mbokku catholique yi seen téere ba ñuy wax Lévitique chapitre 18 verset 22 suñu boroom nee na coucher avec un homme comme on couche avec une femme est une abomination ci réalité sociale culturelle et religieuse yooyu ci la législateur bi sukkandiku daal di nas l'article 319 du code pénal bi nga xam ne dafa condamner rejeter bannir l'homosexualité et le lesbianisme waaye daf ko articulé sous le concept d'acte contre nature waaw un état souverain mënuloo di bàkkoo ne am naa cette loi qui protège les croyants de ce pays en condamnant l'homosexualité ce même état jaar ci suuf di jox homosexuels yi ay récépissés c'est paradoxal ndax joxe na presque 16 récépissés ba ka Jamra jëkkee wax dañ ñu doon weddi état bi weddi waaye ba ma ministre de l'intérieur recevoir le 13 novembre 2019 ma génne preuve yi woon ko léegi nangu na ne am na ba tax na jox nañ ko listu association homosexuelle yi en commençant ba ca bopp ba di AIDS seen siège nekk fii ci Parcelles Assainies numéro de récépissé 15 444 délivré par qui la direction de l'administration générale et du territoire voilà noonu lañ ko toppee ba ci association lesbiennes yi góor jigéen yu jigéen yi ñu di ko wax sourire de femme joxe nañu date de délivrance beeg seen siège social ak yëpp ma jox ko ministre voilà léegi nag fan yi dégg nañ ci lu xaw a dal xel kenn ci seeni kilifa ñu di ko wax Ahmed Fadel Kane c'est le directeur des libertés publiques moo wax ci làmmiñu boppam ne ginnaaw audience ba Jamra amoon avec le ministre de l'intérieur le 13 novembre 2019 ñoom jot nañu ndigal ci état pour ubbi ab l'enquête ñu xam ci yan conditions la ñu délivrer ces récépissés à ces associations voilà ñu ngi ubbi suñu bët nag di xool ba xam ban résultat lay joxe ndax kuréel yooyu amuñu droit am récépissé rawatina récépissé yi ñoom duñ ci def lu baax dañuy war di uti financement di nax ay ambassade comme ni ñu naxee ambassade Canada fexe ba am fa 185 millions de financement ñun bañuñu ko financer ñoo xam ne ay doomu réew mi lañ parce que homosexuels yooyu ak lu ñu sikk-sikk ci Sénégal la ñu bokk ay doomu Sénégal lañu waaye defin bi moo ñaaw parce que bu fekkoon ambassadeur bi dafa def communiqué daal di ne waaw chômage bi ak les jeunes diplômés qui ont des problèmes pour accéder à des emplois wala à des financements de projets yëgal naa leen ne am na léegi le FCIL le Fonds canadien d'initiative locale ku remplir telle condition boo déposer benn demande de financement bu fekkee c'est crédible mën nañ la financer alors boobu kenn du wax waaye ñoom seen texte bi dañu ne yéen boroom ñaari tur yi ku am projet bu crédible ñëwal ñu financer la ñun looloo tax ñu di ko kaas parce que le danger ba pare jël 185 millions séddale leen ko le danger mooy yow sa jarbaat wala sa doom wala sa cousin wala sa cousine man noonu keneen noonu koo xam ne topp na di uti visa nangami at amul fu ne dugg na fa yéegi ku wàcc di ut financement de projet donte le benn sagaru 100 000 mu ne këcc bu ko seytaanee ëppee doole mën na ne ambassadeur bi day mu ngay financer kuréelu góor jigéen yi état jox récépissé waaw man téemaa dem bokk ci kuréel boobu kon dafay nekk benn incitation indirecte à adhérer à des associations d'homosexuels moo tax ñu demander état bi na xotti récépissé yi tas association yi te góor jigéen yi dañ dem uti liggéey te bàyyi di def mbirum góor jigéen ak association góor jigéen di nax ambassades yi di ci am ay xaalis
parce que ils ne sont pas plus méritants que ces jeunes diplômés yii dem ci géej gi di fa dee pour dem bitim réew ndax mën a am teraanga pour tekki am lu ñuy jàppale seen njaboot. Ils ne sont pas plus méritants que ces gosses-là. Pourquoi ce traitement de faveur-là? kon nag loolu daal mooy le dénominateur commun des scandales homosexuels à répétition. État moo leen dooleel. Alors état ni mu ko mën a fajee c'est simple na xotti récépissé yi te tas association yi obligé leen ne leen dem leen ngi uti liggéey te bàyyi di profiter ci seen situation de supposée minorité sexuelle pour di def naka su dul noonu. Voilà kon nag ñi ngi profiter aussi demander aux organisations des droits de l'homme, mon ami Seydi Gassama bu Amnesty, Assane Dioma Ndiaye bu LSDH ak ñeneen ngir yàlla nañu xoolaat seen communication ndax tàmm nañ di wax naan oui c'est des minorités sexuelles et cetera mais minorité sexuelle da nga ko war a wax dëgg ne ko minorité du tooñ majorité. Président Macky Sall aussi na def preuve d'extrême vigilance ndax nit ñi mer nañu lool ci tooñ yi dul jeex takki sëy mbaaw takk sëy Kaolack ci guddi gàmmu takk sëy Mermoz léegi ñu ne déetawaay ñu ne def mbirum góor jigéen ci biir jàkk. Na def preuve de rigueur pour l'application de l'article 319 ndax bu ko deful te ñaanuñu ko yàlla nag dana xiir nit ñi ñuy fajal seen bopp. Gis nañ li xew ci dëkk yi may bañ a tudd en Afrique de l'Ouest am na benn supplice bu ma bëggul a tudd mu mel ni benn encouragement à des actes de représailles contre les homosexuels waaye ñëpp gis nañ ko ci réseaux sociaux yi dara waralu ko rek dul la sourde oreille ñii amuñu droit tooñ nañu toog seen ruq bu dee nekk ci seen lu bon moo leen gënal mais pourquoi génn di organiser publiquement ay mariage tooñ la pourquoi dem dans un lieu de culte di fa takki di fa def yu bon loolu tooñ mënula weesu foofu. Alors c'est l'occasion nag lancer un appel au comité de gestion de la grande mosquée ndax yow ngay ilimaan wala ngay naayib wala ngay bilaal bi nodd mënuloo foo toll ci seeni xutbaak say waaraate di jàjj nit ñi naan leen pour wane importance su jàkk daal di jukki ci suratul jinni naan leen wa anal masajida lillahi jàkk yi néegu yàlla la mënoo wax loolu ba noppi depuis le 20 mars nga ne ràpp te jàkk ji kenn dootu fa julli di julli waxtu wi juróom di julli juma sous prétexte de corona. Ah tubaab nag nee na la nature a horreur du vide bu Iblis toogee gis ne dàq ngeen yàlla déclaré ngeen ko indésirable mais évidemment day woo lieutenant yëpp ne leen ñëw leen ñu installé looloo fa am parce que ay góor jigéen dem di fa def seen acte contre nature sa jàkk loolu rek mooy explication bi jàkk bu tëj 8 mois ngeen dàq yàlla Iblis ñëw toog kon ngir yàlla tijji leen jàkk ji bari na ay jàkk yu ko gën a rëy lool ci dëkk bi tijji nañ ko te tout va bien parce que place bu ñu dul zikkare place boo xam ne kenn du fa tudde yàlla place bu kenn dul wax astaghfirullah place bu kenn dul jàng salatul fatiha place bu kenn dul jàng alxuraan na la wóor ne seytaane ak Iblis da nga leen di dérouler un tapis rouge ñëw installé loolu rek la léegi ay góor jigéen ñoo dem di fa def yu ñaaw tant que jàkk jaa ngi tëj Iblis dana ñëw def fa lu gën a ñaaw encore te kenn ñaanu ko yàlla voilà kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen. mbaa mu yokk ci benn rek ñu bari nee nañu góor jigéen bu demee ba am fit jamono ji di fësal boppam. Pape Mbaye la ndax moom moo fi fësal boppam ba ñu topp ci ginnaawam tamit am seen fit di fësal seen bopp lan nga wax ci loolu. waaw loolu mosoon naa ci xuloo ak Alioune Tine parce que Alioune Tine moo ko lijjantil ay këyit mu dem Alioune Tine bu rado xam nga porté ne ma woon na plainte ba demoon nañ sax tribunal parce que dama ko wax ci média yi ne ko yow yaa ngi sànq doomu jàmbur. fi nga ko bëgg a rawale fa la yëf yi gën a tàkkarnaase et voilà l'histoire nous donne raison alors de sorte que ñu mel noonu ku leen bëgg a dimbali soit nga waar leen boo leen mënul waar nga utal leen ku leen waar aw ustaas wala ab imam wala leneen waaye doo ne ko xaaral ma utal la kayit rawale la nga dem ca dëkk ya nga xam ne dafa légal yaa ngi gën a sànq doomu jàmbur sànq nañ ko wax naa ko Alioune Tine bu dul benn yoon du ñaari yoon ba mu yóbbu ma tribunal am nañ fi procès bu mag fii ñëpp a demoon
alors moo tax nag xale boobu dama ko yërëm. donc da ngay confirmer wax boobu. wax ban si. que ni bokk na ci ñu yokk góor jigéen ñi actuellement fit pour ñu manifester seen bopp. góor jigéen day ku ci dugg yaa ko tey ku ci dugg bëgg a taafantaloo ne diw moo tax ma dugg ci da ngay wax lu la neex rek. maanaam fitu fësal seen bopp ndax moom day nekk ci média yeeg fépp di wax di sinap di dugal di def lépp. waaw loolu média la mais ñii dañuy def lu raw nekk ci média ak yooyu dañuy dem Kaolack place bu tedd ba Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima tëdd takk fa sëy dañuy ñëw fii Mermoz takk fi sëy 25 benn góor jigéen fekke ko loolu du affaire média du affaire snap dem fii ci jumaa ja di fa def acte contre nature kon fit woowu impunité bi am fii nga xam ne état moo ko bàyyi mu law moo ko jur parce que moo leen jox ay récépissé ne leen légal ngeen am ngeen association moo tax ñoom ñu ngi jóg di outil financement yemuñu ca léegi di provoquer di tourner ay films pornographiques dans des cimetières nettali naa fi sànq affaire cimetière Soumbédioune te sa naataango Cheikh Oumar Ndaw ba nekkoon laas te nekk léegi le directeur de publication de Les Échos defoon ci xët bu yaatu bañ leen jàppee ci audition ba ñoom commissaire bi ne leen mais yéen ni dëkk bi yaatoo àll bi hôtel yi ak feneen ngeen bàyyi comme que def lu bon rek ngeen bëgg lu tere woon ngeen dem ci àll ba ak n'importe où ailleurs pourquoi un cimetière musulman rawatina ngeen ñëw ci bàmmeel bu nitu yàlla tëdd bëgguma sax tudd turam par pudeur lu waral loolu ñoom ñoo avoué ni film pornographique homosexuel boo ko tourné dans des lieux insolites yu demee ni cimetière yu demee ni église yu demee ni jàkka boo koy jaay site pornographique yi plus-value la boo ci waroon am 3 millions day passer du simple au double nga am 6 millions loolu tooñ la alors kon nag li leen may fit lu woowu yëpp du snabak du leneen récépissé yii leen état bi jox ak ñaareel ba kuñ ci jàpp ñaari fan ñu bàyyi la looloo leen may fit état bi nag bu deful attention parce que nit ñi fii may wax yow mer nañu mer moo xam ne jàkk kenn mësoo gis góor jigéen bu fa dugg di def nag su dul noonu alors bu état bi deful attention sant ñu ko kenn ñaanuñu ko yàlla nit ñi dañ jóg fajal seen bopp état bi ni mu ci war a jël responsabilité c'est très simple na appliquer l'article 319 du code pénal da ko appliquer c'est tout. waa jeex na kon dañuy daal di tàggatoo rek.